ربي بشهر الصيام المعتل القدري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي بسم الله الرحمن الرحيم رمضان الحمد لله المنزل الكتاب ليلة القدر على عبده رسوله المجيب المجاب ربي بشهر سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين kon ñuy sant yàlla أي رمضان moom mi nga xam ni أما زاد moo wàccee القدر ci jaamam bi di ndawam li nga xam ni mooy téere alquranul karim alquran nekk li nga xam ni waxu yàlla la yàlla bàyyi ba weeru koor jot ci guddal laytul qadr mu daal di ko wàccee mu tukkee fi nga xamante ni si mooy lawxul mahfuz indi ko ci station Jibril muy sama adduniya mu war a jóge foofu nag di wàcc ci jëmm ju tedd ji nga xam ni mooy Seydina Muhammad mu def alquran bi nekk li nga xam ni dafa nekk benn preuve nekk leer boo xam ni mooy jubal jaam yi di leen yóbbu ci li nga xam ni mooy texe yi di leen yóbbu ci li nga xam ni mooy seen borom mu nekk nag benn preuve bu matale ndaxte amul lenn loo xam ne rek ñoo ngi koy soxla ci kaw suuf ci suñu dund te yàlla leeraloon ñu ko ci li nga xam ni mooy alquranul karim ndaxte buñ mës a fàtte ni ba nu yàlla bindee ñun ñëpp dañ nekkoon ay ruux boobu ñu nekkoon ci kaw fi alamul arwaax daje naaj fa dañ fa dajeek borom bi yàlla xamal ñu boppam xamal ñu lan moo tax mu bind ñu nañu alastu bi rabbikum xanaa nekk ma ni man maay seen maître man maay seen seigneur ñun ñëpp ñu ne balaa kon balaa boobu bi nga xam ne ñëw na ba ñu wàcc si kaw suuf lan moo ñu wàccee si kaw suuf mooy li nga xamante ne mooy yàlla ndaxte aadama la mu nekk ca garab gi moo xawaa moo indi li nga xam ne mooy la séparation entre ñun ak yàlla kon suñu ruux bi dafa wàcc si kaw suuf pour ñëw mën a delluwaat ci borom bi léegi nan lay delluwaatee ci borom bi nag yàlla daal di indi li nga xamante ni si mooy alquranul karim kon alquran nekk loo xam ni wax la mais wax boo xam ni kan lañ ko adressé mooy ruux bi alquran waxu yàlla la kan lañ ko adressé mooy humanité bi yëpp la yàlla waxanteel am ñu nangu am ñu weddi mu ne kon dafay musal ki nga xam ni moo gëm alquran ci lépp liy yeddaange lépp luy musiba ak tiis bés bi nga xam ne ci lañu yàllay xisaab dinu àtte kon li tax alquran wàcc mooy pour jubal ñu ci yoonu siraatal mustaqim waaye ci kan la alquranul karim wàcc ci jëmm ju tedd yooyu nga xam ne mooy sallallahu alayhi wa sallam lan moo tax alquran wàcc ci moom parce que moom la yàlla tànn def ko mu ne gën gi mbindéef alquran nekk loo xamante ni si amul benn mbindéefu yàlla boo xam ne àttanal nga ko pour dékku ko moo tax yàlla ne law anzalna hada alquran ala jabalin la raaytahu xaashian mutasaddian min xashyatillah wa tilka al amsaalu nadribuha linnaasi la'allahum yatafakkarun su ma wàccee wal li nga xam ne mooy alquranul karim bi ci montagne yi nga xam ne ay 6000 mètres de hauteur ak seen dimmensité yàlla nee na attanuñ alquran dañuy exploser ba yàlla wàccee benn atome bu lumière am ci mont Sinaï dafa exploser montagne bi mais jëm yooyu nga xam ni li nga xam ni montagne yi attanuñ ko mu koy dékku moom sallallahu alayhi wa sallam kan mooy sallallahu alayhi wa sallam su doon Moustapha kenn du gis alquran parce que alquran du wàcc kon moom mooy xol bi nga xam ni foofu mooy descente li nga xam ne mooy alquranul karim di ñëw di jaar ci làmmiñ bi di ci oo doomu aadama yi moo tax mooy nga xam ne mooy xayru xalqillah kon alquran nekk li nga xam ni képp ku ci mooy képp ku ci jàpp xamal ne texe nga di nga delluwaat ba rencontre buur bi nga xam ni mooy sa borom
alxuraan lan moo tax mu wàcc ndaxte mooy téere bi nga xam ni mooy téere bi gën a tedd ci téere yi dafa lëwale yàlla wàcce na li nga xam ni mooy 104 téere alxuraan mooy 144 téere bi wàcc mais dafa ëmb lépp li nga xam ni téere yi jiitu ñu ko doon jàngale ba pare indi un plus bi nga xam ne nekkul ci téere yooyu moo tax muy xayri zikri nekk li nga xam ni wada liilin mooy tettal jaam bi ila siratil hamidi dina teg ci li nga xam ne mooy yoonu buur bi nga xam ni moom rek moo yeewoo sant kon alquranul karim dafa ñëw pour tettal nekk yaa kitaabal aziz kon mu nekk ay waay yow téere bi nga xam ni yaay téere bu tedd bi ndaxte yaay kan yaay waxu yàlla lépp li nga xam ni mooy sa bët yow jullit bi dañ ko war a teg ci téere alquran bi di xool alquran di ko yër sa làmmiñ dafa war a tooy si di jàng li nga xam ne mooy alquranul karim sa xol bi dafa war a recevoir mooy ngay moment bi nga jàng alquran nga teewlu ci alquran bi ngay jàng pour am li nga xam ne mooy la compréhension alquran fàttali la daf lay fàttali sa démb dalay wan fàttali na yow dëkkoo ci kaw suuf rappel sa origine yaa ngi jóge ci leeru Seydina Muhammad yow la malaaka yi su jootaloon yow la jàngaloon lépp yow la yàlla jàngaloon lépp luy xam-xam yow ruux boobu wàcc ci kaw suuf yow la yàlla dugaloon biir aljana ba nga daal di wàcc ci kaw suuf war a delluwaat ci foofu alquran ni la fàttali ni dëkkoo fii moytul déglul yàlla mi nga xam ni moo la bind moom mi nga xam ni moo lay oowaat pour nga dellu si waat si moom te oo boobu mu lay oo mi ngi ko jaar jëmu ju tedd yoon nga xam ni mooy Seydina Muhammad mais tey bu ñuy jàngat nan la alxuraan di wàccee ci jaam bi yàlla ba muy wàccee li nga xam ni mooy les feuilles de Abraham suxufu Ibrahim yàlla dafa bàyyi le premier guddi weeru bi nga xam ne mooy shahru Ramadan ci naka yàlla wàccee ci moom ba yàlla na may wàcce li nga xam ni mooy la Torah yàlla mi ngi ko wàccee ci juróom-benneeli fan ci weeru Ramadan ba yàlla di wàccee li nga xam ni mooy injil ci Isa dafa bàyyi fukki fan ak ñett yàlla door ko wàccee ci yonent yàlla Isa ba mu bëggee wàcce alxuraanul karim mu tànn li nga xam ne mooy laylatul qadri ñu jàppee ko 27e nuit ci weeru Ramadan mu daal di wàcce alxuraan ci jëmm ju tedd bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni kon alxuraan pour mu wàcc si yow jaam bi faaw nga dëddu àdduna parce que ci weeru koor kese la ko yàllay wàcce lu tax parce que waxu yàlla du jaxasoo ak waxu doomu aadama te mu ne sa xol boobu tant que yaa ngi ci biir àdduna yaa ngi déglu doomu aadama yi nit ku nekk il est influencé par la société bi muy nekk la sa papa di wax la sa yaay di wax la say frère di wax dëkkandoo yi di wax société bi di wax chaque jour boo xoolee ñu ngi lay influencé ci ay wax yoo xam ne jógewul ci yow jógewul ci yàlla tey même musulman yi tombé nañ dans ce piège léegi loolu nga xam ne nga jël dugal ko sa biir xol muy wax yooyu jóge feneen yàlla dafa mën wàccee waxam parce que xol boobu am na lu fa nekk ba pare yàlla amu fa place moo tax mu ne la il faut nga génne waat lépp li nga xam ni du woon place am parce que siège yu yàlla ci doomu aadama mooy xol bi le cœur mooy li nga xam moo nekk au centre de l'homme kon ruux bi moom li ko war mooy dafa war a fekk xol bi set sell vierge pour mën ñëw déposer li nga xam ne mooy la semence divine moo tax pourquoi ñuy tànn une fille vierge ñu ne la virginité pourquoi mu am solo parce que tey nit ki du fu nekk ngay ñëw rek yàq fa sa ñam bool balaa nga koy yàq da nga koy nettoyer mu set nga daal di fa yàq sa yàq sa kër da nga koy defar mu set sa néeg nga toppatoo ba mu baax nga ñëw dugg mën fa tëdd kon su fekkee am na loo xam ne waru fa nekk su fa nekkee rek soo ñëwee yow sa bopp doo nekk à l'aise kon yàlla mooy al-Quddus mu ne kon yow sa xol boobu nga xam ni foofu la alquran war a wàcc su fa àdduna nekkee àdduna alquran du fa wàcc il faut nga def retrait mooy nga génnaat ci monde bi nga def retrait boobu nga def foo koy defee soit dans le désert wala dans les montagnes désert boo fa demee gisoo dara
amul lenn lay attiré gisoo fa kër gisoo fa oto gisoo fa ay meubles gisoo fa ay jardin yaa ngi gis l'immensité divine nga xool li nga ndawee nekk benn atome ci biir désert bi fi ngay gis nag li nga xam ne l'immensité de Dieu wala nga nekk li nga xam ni mooy ci kaw montagne mooy nga élevé wu au-dessus de la société au-dessus des contingences de l'homme au-dessus de la raison pour mën xam ni soo siggee xool asamaan nga xool li la séparé ak asamaan nga gis la grandeur divine montagne bi gën kawe ci montagne yi soo fa yéegee siggi xool kaw asamaan da ngay xam ni demu fen nga gis nag ni allahu akbar Dieu est grand. À partir de ce moment nekk nga dans disposition pour recevoir li nga xam ni mooy la parole de Dieu moo tax si la Jibril wàcc see fekk Seydina Muhammad ko iqra bismi rabbika li tax mu ne ko iqra bismi rabbika parce que avant mooy li ngay jàng li ngay wax jógewul ci yàlla mi nga jóge ci doomu aadama yi mu ne léegi nag iqra commence à lire nag à partir li nga xam ni mooy bismi rabbika si turu borom bi nga xam ni moom nga waxoon ni balaa yow yàlla yaay suñu borom yow yaay sama maître alladi xalaq mu lay fàttali ni yàlla man yàlla maa la bind te ni ma la bindee xamoon naka laa la bindee de ba ma bind kenn fekkewu nan la yàlla mënee jël ndox bi nga xam ne ndox la mën mu daal di ko transformé jox ko jëm nekk yàpp ay yax deret am xol am les organes lépp ba ni ko yàlla formé kan moo xam secret boobu kenn xamul secret bi na ko yàlla defaree yàlla yéemul si ni ma la bindee alladi xalaqal insaana min alaqin iqra wa rabbukal akram waaye nee na jàngal sa borom muy gën a tedd alladi allama insaana maa lam yàlla nee na lépp li nga xam tey maa la ko xamal kon bul mës a toog ba si yàgg sa xel jay la sa raison jay la ba nga mën taxaw naan man yàlla damay wax nga ni noo li nga wax lii am nga ci xalaat wala gis-gis su boobaa yaa ngi diir yàlla mbagg yaa ngi tëkku yàlla te su boobaa nag yaa ngi def jéyee Seydina Muhammad ba alquran wàccee ci moom pare na ci lañ ko xamalee rasulillah kon boobaa nag léegi rasulillah yi mooy yaa ngi commencé utiliser le corps au service de Dieu loolu mooy rasulillah nekk un messager de Dieu parce que nag bu ñu fàtte ni yàlla dafa nañu inni ja'ilun fil ardi xalifa damay wàcc ni si kaw su mu nekk sama représentant à partir de ce moment bi nga xam ne pare nga pour recevoir li nga xam mooy alquranul karim alquran la lay nekk dafay nekk sa trésor parce que lépp li nga xam ne soxla ko mi ngi ci biir alquranul karim alquran dafay nekk li nga xam ni daf lay wuññil li nga xam ni mooy da lay dévoiler les secrets cachés yi nga xam ni raison doomu aadama mënu fa àgg tey na la nit di doxee ci kaw ndox ci sóobul naka lañ gis yël yeneen dugg ci biir safaray tàkk ci kawam te lakk ko ñaata miracle Seydina Muhammad def jant bi dem bay so Seydina Muhammad delloowaat jant bi à sa place xar weer bi ñaar wax loo mbëtt yi lu ne Moustapha def na ko ci ay miracle su sañcee loxo yi nekk ay robinet ñëpp di naan ñëpp di def li nga xam moom lañ soxla bu ne waat nii nga xam ne ndox bi daal di tëjuwaat mais robinet bi tëj lii xel mënu koo natt xel mënu koo analyser alxuraan dafa nekk li nga xam ni dafay nekk garant mooy sa garantie adduna mooy sa garantie àllaaxira parce que lépp li nga xam ni mooy li la mën a lor alxuraan dafa ñëw ba fexe ba génn la si teg la ci li nga xam ne mooy sa muccuwaay alxuraan dafa ñëw di la tettal buur bi nga xamante ni si ku ñëwantal la jur boo xam ne ku bëgg ay jaamam yi buum bi nga xam ne il est toujours témoin de lépp li nga xam ne yaa ngi koy jëfal alxuraan leer la lu dul alxuraan lëndëm la Seydina Muhammad mooy leeru alxuraan mooy leeru yàlla leer tey bu feeñee rek lëndëm dem soo duggee ci néeg bu lëndëm kurus sooy taal lampe rek leer bi lëndëm day dem lëndëm mënul xeexe li nga xam ne mooy la lumière est plus forte mu ne tey lëndëm bi nga xam ni mooy ténèbre yow bi nga xam ne mooy sa xel ak say bëgg-bëgg sa gis-gis say dégg-dégg nee na taalal lampe alxuraanu karim mu daal di leen illuminer ba nga xam ni sa yoon leer naññ dootoo am leen loo xam ne boo ko jëfee ñu mën la si yenn alxuraan dafay may nit ki dayoo teg dànge daf lay may li nga xam ne mooy la noblesse alxuraan dimbal la foo amee jaaxle yàlla leen tàllal sa loxo rabbana yàlla ñëw dimbali la daal di la génne si jafe-jafe yi nga xam ne mu ngi nekkoon wala li nga bëgg jot mënoo ko jot demal ci alxuraan yàlla nee na ma samay tur yu rafet yi bu ko defee dinaa la uyu si daraja Seydina Muhammad alxuraan dafa nekk li nga xam ni dafa ñëw nekk li nga xam ne dafay saafara guérison la li nga xam ne mooy kañaan bi nekk si yow muy xasad li nga xam ni mooy siis li nga xam ni mooy bon li nga xam ni mooy rancune ay jalousie yooyu yëpp alxuraan bu ñëwee da koy di mu set wicc parce que neen la waa aljana
yi mu wax li nekkul ci seen biir xol. kon tey loolu bu nekkoon sa biir xol alquran muy la xamal ni yàlla mooy ki bind mooy ki moom lépp. soo xamee ne yàlla bind moom lépp mooy def li teraanga ci ku ko neex. innal fadla bi yadillah yu'tihi man yasha wallahu dul fadlil azim. kon doo iñaane kenn doo bañ kenn képp ko yàlla bind mënoo ko bañ ndaxte ku gëm yàlla fonk yàlla doo bañ bindeefu yàlla. alxuraan bu nekkee si yow doo am rancune daf lay jàngal ne rancune feebar la. daf lay jàngal jalousie feebar la. daf lay jàngal li nga xam ni mooy kañaan feebar la mu koy dindi sa xol. li nga xam ni mooy méchanceté feebar la mu koy dindi sa xol di ci remplacer li nga xamante si mooy jikko Seydina Muhammad li nga xam ne mooy yu tedd yi. nee na alxuraan mooy lance bi nga xam ne moo gën dëgër boo xam ni boo si jàppee doo mës a daanu. alxuraan ñaatoon lay fekk nit ci mu ay feebar mu daal di la faj nga koy jàng di ko appliquer boo ko loo xool ne diw de soppeeku na diw de changé na parce que bi muy jàng alxuraan da ko doon jàng ba pare di ko jëfe di nga ci làq xam-xam di nga ci làq ay utilité yoo xam ni kenn mënu koo compter. kon nag képp koo xam ne mooy ne ci alxuraanu karim xamal ni téye nga ci buum ku dëgër doo mës a sooy ndaxte yàlla moo nekk sa guide nga nekk en communication mu ne xoolal tey ñëw waxanteeg yàlla ak lu gën a neex loolu moment bi ngay jàng alxuraan yaa ngi waxanteeg buur yàlla mu lay déglu ba pare di la tontu. kon nag amul benn dur ci alxuraanu karim njub la kii képp koo xamante ni si nangu nga alxuraan nekk sa guide. nangu nga d'accord ni yow lii waxu yàlla la te waxu yàlla bu taxawee waxu doomu aadama dafay puus. kon nag ki nga xam ne nag mu ne nan lañ jàngee alxuraan dafa bëri ay sens. nee na aaya boo jàng am na juróom-ñaari sens yu si nekk waaye bul yem rek ci aaya bi nga xam ni ci sens bi nga xam ne mooy bi jiitu. nee na faaza man qad tadabbara bi fahmil aaya texe ne ki nga xam ni mooy bi jàng alxuraan da koy setantal di creuser pour comprendre en fait lan la yàllay wax. parce que waxu yàlla neexu la moo tax neexu la comprendre moo tax Seydina Muhammad moom la yàlla jox caabi bi alxuraan yàlla daf ko codé ba pare jël ci code bi jox ko Seydina Muhammad. moo tax ku la gën a fonk Seydina Muhammad ku la gën a bëgg Seydina Muhammad ku lépp la mu julli Seydina Muhammad ku la gën a mën tagg rasulillahi daf lay ëpp xam-xam. parce que caabi yi nga xam ne mooy caabi yi nga xam ne moom lay tëjee alxuraan yàlla léegi Seydina Muhammad la ko jox. Seydina Muhammad moo lay tëjee. moo tax gisoo nitu yàlla yi bu ñu waxee firil la benn ay alxuraan da ngay yéemu si yàlla parce que ñoom lañ leen jox li nga xam ne mooy secret bi nekk ci biir. moo tax mu ne texe na képp koo xam ne bu ma bee jàng alxuraan mi ngi koy setantal. kon alxuraan nekkul loo xam ni seytaane am na ci bunt parce que yàlla moo ko ñëwal. tey jii boo xoolee àdduna bi bépp science bu doomu aadama yi teg jógee ci xel doomu aadama du mat sax un siècle mu jeex. ñu ne lii de xëy wala boo xam dafay quelques années ñu ne il s'est trompé la mu wax de science ñëw na démentir ko. combien de fois ñu naan la science s'est trompée. alxuraan mi ngi wàcc depuis le 7e siècle kenn mësul gis loo xamante ni si mën nañ ñëw tey di la science ñëw na wax loo xam ni dafa contrer loo xam loolu Seydina Muhammad waxoon ci biir alxuraan karim te Muhammad mooy alxuraan karim 7e siècle amul benn rudiment amul benn élément boo xam ne scientifique mën na si jaar bañ na lii. fii la expérience bi la Seydina Muhammad def ba trouvé lii te lépp lu mu wax àdduna di dox ñëw dañu ko confirmer. kon alquraanul karim moo suñu téere. alquraanul suñu karim mooy li nga xam ni buñ ci jàppee jàpp nañ Seydina Muhammad. ñu ne boo bëggee gis Seydina Muhammad ñu ne ko nooy def demal xool alquraanul karim gis Seydina Muhammad. soo xoolee alquraanul karim yaa ngi gis jëm jooju tedd jooju nga xam ne mooy Seydina Muhammad. kon nag ñun jullit ci nañu fexe ba mooy ci alquraanul karim dañ leen téye ci téere alxuraanul karim mais nañu fexe ba mu wàcc suñu biir xol te li ñu waxoon ci tàmbali bi pour alxuraan wàcc sa xol il faut nga seetal sa xol il faut nga purifier xol bi il faut nga génne ci lépp loo xam ne du yàlla nekku ci nga mën a recevoir li nga xam ne mooy alxuraan laylatul qadr mooy nangu nga li nga xamante si mooy dogalu yàlla bi wàcc ci kaw suuf lépp lu daw ci kaw suuf mi nga amee bi amrillah. kon su boobaa sa xol pare na léegi pour recevoir lumière boobu nga xam mooy lumière yu yàlla. une fois bu recevoir lumière boobu nag léegi lan moo koy dëggal mooy sa doxalin bu dee jullit nga soo waxee dañu war a xam ni kii jullit la soo jëfee dañu xam ni ki jëf jullit la lépp looy démarché dañu xam li nga démarché jullit nga parce que léegi yaa ngi traduire en acte la parole de Dieu. kon alquran semence la c'est une semence
mais semence bu ñu ko waxee mooy nag boo semé da ngay récolter li ko fésal mooy ki jiitu si jigéen ñi Mariam dafa préserver sa virginité yàlla ñëw insuffler ruuxam mu daal di jur li nga xamante ni si mooy Isa ruuxullah Seydina Muhammad dafa purifier li nga xam ne mooy xolam ba mu set picc nekk xol bu vierge ñuy wàcce ci li nga xam ne mooy alquranul karim ci alquranul karim boobu mu ciy oo doomu aadama yi di leen delloowaat ci seen buur yàlla bi nga xam ni lan leen jural muy li nga xam ne mooy àjjana kon nag lii nekk loo xam ni tey ñun jullit dañ ci war a mooy dañu war a fonk alquran dañu war a jàpp alquran di ko parfumer alquran mooy jikko boobu ci nekk ci biir alquran nga koy jikkoo dañu war a ormal alquran dañu war a fonk alquran di ko jëfe mu nekk li nga xamante ni si képp kuy doomu jullit bu ñu yem rek si di tari naa saar wàcc na alquran déet mais li ngay tari di ko jàng dañ ko jàngale ñu xam lan la alquran di wax nan la jullit war a mel su boobaa nag dañuy réussir li nga xam ni mooy li Seydina Muhammad réussir mooy makaarimal axlaaq mooy jikko yi nga xam mooy jikko yi nga xam muy gën a tedd yàlla na nag laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun hasana kon nekk na si yéen ci yonent bi roykaay bi gën a rafet ci roykaay yi naka lañ koy royee nag mooy ci jikko yi wa innaka la ala xuluqin azim kon li nga xam ne moom la alquran boobu jur muy semence su yàlla boobu la mu jur ba mu wàccee ci xol Seydina Muhammad mooy makaarimal axlaaq mooy jikko yu rafet yi kon képp koo xam ne jikko yu rafet mi ngi nekk li nga xam ne mooy sa dund xamal ne kon yaa ngi recevoir li nga xam ne mooy leer alquran allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Seydina Muhammad ibn abdillahi wa ala alihi wa sahbi ajmain